ñu bëri woon nañ ma ne waaw bul wax ci vaccin bi c'est sensible. Homme politique lu xew ci réew mi te war a concerner waa réew mi yépp da nga cee war a gëstu càmbar ko waxtaan ceeg ñi ngi ci war a waxtaanal boole kook leneen ak leneen li nga yor boo dajalee loolu yépp da nga war a am position wax ak nit ñi parce que ay nit a ngi lay déglu te nit dina la déglu fu mu dégluwul keneen koo xam ne peut-être loolu moo la ci ëpp xam-xam. li ma ciy njëkk a wax ci vaccin bi mooy jàngat gi ñu war a njëkk am ñun africain ci lii mooy tappale yorul am réew. seetlu leen ni àdduna bi yëpp continent yëpp produit nañ vaccin ba mu des Afrique. Asie produire na vaccin ndax Chine am na vaccin, Inde am na vaccin, Europe produire na ay vaccin, Amérique produire na ay vaccin, Afrique mënul produire benn vaccin. li ko waral mooy fi ñu waroon investir sur le capital humain ñu ngi jël xaalis di ko pasar-pasare ci politique, ci jënd ay nit pour ñu boteel la, ci dugal ay nit ci ay cas di leen yóbbu mel ni ku yor sa jur. xaalis bi ñu waroon dugal ci njàng mi pour am ay scientifique yu taxaw gannaaw bu ñu ko amee ñu créer ay cadre pour ñu mën a def recherche fondamentale, recherche développement, xaalis boobu la ñuy pasar-pasare. moo tax sénégalais il faut ñu yeewu. ñu doon dugg ci kaar yi ju leen yóbbu Fuuta ak di leen yóbbu Kaffrine nañu xam ni xaalis bi leen waroon faj, xaalis bi leen waroon a jox liggéey seen doom, xaalis bi leen waroon tabaxal ay tali, xaalis boobu rek la ñuy jël di leen dugal di leen yóbbu. perte buy am yéen rek a ci perte, ñoom perte ñu ci dara ndax jugewul seen poche. ngir yàlla na sénégalais yi yeewu benn yoon. réew caaxaan du ko defar waaye caaxaan gi du rek caaxaanu homme politique yi, dafa am lenn ci askan yi yu leen topp ci loolu. mooy premier jàngat bi. ñaareel bi mooy il faut ñu accepter débat di am, parce que réew mi dafa am lu fi am loo xam ne man kenn duma ko mën a opposer. mooy su dara amee rek ñu ne ñoom ñii lañu bëgg ñëpp xalaatee, foo jaar ñu ne la ñu joxañ ne la ni nga war a xalaatee. ba pare nag def benn propagande médiatique boo xam ne nit ñi sax dañuy ragal wax, ndax ku wax ñu ne waaw moom de dafa contre lii wala moom de dafa lii. mais demal France, demal Angleterre, demal États-Unis, demal, man chaque jour damay toog taal chaîne yi di seetaan suba ba ngoon jot ay débat la, médecins yi toog débat, homme politique yi toog débat, ñii ne d'accord na ñii ne d'accorduma. c'est ça, noonu la société di doxee. te ñu war a nangu it nii Sénégalais yi dañu am ay questions, ñoom ñoo war a génn tontu question yooyu. Sénégalais am nañ sañ-sañ am question ne ah man de ñàkk bi bëgg naa ci xam lii balaa ma ciy dugg, bëgg naa ci xam lii. ñun duñu ay bàyyi ma yoo xam dañ lay takk rek yóbbu la ne la ay wax. li may wax nag li ma ci gën a bëgg a leeral mooy man contre ma vaccin de. bi ñu juddoo ba léegi ñoo ngi vacciné wu te vaccin yooyu amul benn bu ñu ci defaree Sénégal à ma connaissance, wala docteur. donc problème bi du est-ce que contre na vaccin wala contre ko. gëw mooy it ni vaccin bi complot la, ndax bu doon complot ñu ko defar duñ ko xëccoog ñun, parce que xel day loolu lay jëriñ. bu dee ñoom ñu ngi koy xëccoog ñun ba ñun mënuñoo jot ci vaccin bi, ça veut dire que ñoom jàpp nañ ni vaccin bi lu baax la ba tax ñu koy def. kon loolu dama bëgg mu leer balaa, parce que sénégalais da ngay génn fi rek waaw moom nee na déedéet, damay wax lu leer. contre ñu principe bu vaccin. àdduna dafa dox, dafa nu muy doxee dafa gaaw. science dafa dox. médecine bii 20 ans 25 ans 30 ans ci gannaaw ku la waxoon opération éveillé nga ne xanaa ci wéru, waaye tey ñu ngi koy def. kon vaccin it bu dee ñu ngi ko doon defar ci 15 ans 20 ans science mun na dox ba ñu defar ko ci anam bu gën a gàtt. waaye buñ ko génnee nag kenn ku ne balaa nga koy ñàkku am nga sañ-sañu laaj. yi nga xam ne lu lënt la ci sa bopp am nga sañ-sañu laaj. ñoom lii seen responsabilité mooy ñu tontu sénégalais ci laaj yooyu, dalal xelu sénégalais yi. waaye kenn amul sañ-sañu laaj, ñëpp nañu dem rek vacciné wu. man nag ma ci tollee dama laaj samay laaj, liggéey ak docteurs yi,
infectiologue yi keneen ak keneen bokk na ci laaj ñàkk bi ku ko ñàkku ñaata weer la lay couvrir parce que ba léegi aw ma tontu ci laaj boobu laaj naa docteur yu bëri ñi ci gën a kii daal nee nañu ñoom li ñu jàpp ci li ñu liir mais du catégorie mooy mën na nekk entre 3 mois et 6 mois ñetti weer ak juróom-benni weer soo déggee loolu mooy ku vacciné wu tey toogaat weer wala ñaari weer jël sa deuxième dose li ma jàpp mooy buñ ci tegee juróom-benni weer wala lu ci tegu tuuti war ngaa dem ñaquwaat kon nañu xam ni cycle bu ubbeeku la peut-être loolu tax Pfizer dugal autorisation pour 3e dose te démb ci guddi lay seetaan journal gis ni Israël autorisé nañu pour ñu joxe 3e dose kon laaj yooyu am nañ sañ-sañu laaj ko parce que dañu war a xam li ñuy dugg lu mu doon ak fu mu ñu jëme ñaareel bi mooy vaccin bi ku ko ñàkku ndax mën nga jëlaat virus bi léegi tontu bi ñun ñëpp am nañ ko nit dina ñàkku ñaar virus bi ñëwaat dugg ko léegi nag ñi ngi laam-laamee est-ce que su ko duggee mbir bi vaccin bi da koy néewal doole ba du ko yóbbu fenn fi am déet loolu nag ay études cliniques dinañ ko prouver am déet mais pour le moment li leer ba leer mooy nit mën na ñàkku jëlaat vaccin bi ba taux de couverture bi nga xam ne dañ naan ñii naan 60% ñii naan 70% ñii naan 95% mooy vaccin bi boo ko ñàkkoo ba noppi téeméer yi ñu ci ñàkk selon taux de couverture bi am na ci 80% yoo xam ne dañuy réagir ak 20% yoo xam ne duñu réagir waaye xanaa loolu am naa sañ-sañu laaj ko tekkiwul damaa contre vaccin loolu sénégalais yi moom la ñuy laaj bi may daanelee mooy ndax vaccin bi day résister ci variants yu bees yi parce que gis nañ ni affaire bi dafa mel ni moom fi mu ne nii ñu ngi ci 5 variants yu bokkul ñaari mujjee mooy delta bi ak lambda bi ñu ne moo nekk Amérique latine xamuñu ndax d'ici quelque temps duñu ne yeneen variant ñëw na gis nañu ay réew yoo xam ne demoon nañu ba vacciner 80% de leur population lu mel ni Seychelles mu jël vaccin chinois bi mais variant indien bi mu ñëwee mu ngi fay def ay ravages parce que étude bi wane na ni variant bi ñu am ñoom vaccin bi ñu vacciné wu variant Chine mënul téye variant indien bi gis nañ ko it Afrique du Sud ñoom dañoo mujj annulé AstraZeneca bi ne adapté wul ak variant Afrique du Sud bi kon yooyu ay question légitime la yoo xam ne Sénégal dañ ko war a laaj te ñag bëgg naa ñoom ñu jàkkaarloog Sénégalais yi tontu wax Sénégalais yi lu leer ci question yi parce que ab peuple boo ko bëggee def loolu dara da ngay dalal xelam ba tax ñun li ñu jàpp mooy loolu yëpp boo ko seetloo nga boole ci ni amuñu lu doy ci vaccin ñun amuñu lu doy dañuy yelwaan vaccin réew yu mag yi sax ba léegi dese na leen tuuti boo seetee statistiques yi nee nañu ba bi may arrêté recherche yi semaine passée nee nañu 865 000 vaccins nit la ñu vacciné 865 000 doses waaye 865 000 doses yooyu 256 000 rek ñoo ci jëloon ñaari doses yi ñeneen ñëpp a ngi wër di ut deuxième dose bi mënuñu ko am foo dem ñu ne la jeex na loolu nag li mu moo dem mooy une mauvaise politique de vaccination parce que boo amee 800 000 doses da ngay vacciner 400 000 yi téye 400 000 yi pour deuxième dose doo ko dem uti leneen parce que ça ne sert à rien nga jox nit ñi première dose seen période jeex mënoo leen jox deuxième dose je préfère vacciner complètement 1% de ma population plutôt que de vacciner partiellement 2% de la population mais loolu c'est élémentaire ñun est-ce que am nañu politique de santé dans ce pays sur 800 000 cas il n'y a que 250 000 yu jot seen deuxième dose et comme la politique est désordonnée tantôt Sinovac bi la tantôt AstraZeneca yooyu amatul ci réew mi après ñu andi la Johnson et Johnson suba ñu andi la Pfizer donc ñi jëloon AstraZeneca mënuñu jël deuxième rappel Pfizer wala docteur donc comme yooyu yëpp am na fi ñun li ñu jàpp mooy
ñun waruñoo toppandoo ñeneen ñi seen politique vaccinale parce que feebar bi ni mu mel ni mu présenté wu fii bokkul ak ñoom waaye ñoom doole gi ñu am amuñu ko moo tax ñaar yi dinaa ko wax parce que waruñoo forcer nit ñi vaccin bi waruñu forcer benn sénégalais vaccin bi ni ñuy forcer vaccin bi nag ñaari anam la mun nañ ko forcer indirectement mooy li ñuy wax passe sanitaire mooy dañ naan ku mu neex nga vacciné wu ku mu neex du vacciné wu waaye ku vacciné wul dootoo dugg ci car ku vacciné wul dootoo dugg ci restaurant ku vacciné wul dootoo dugg ci bureau administration ku vacciné wul dootoo dugg ci jàkka xam nga loolu mooy forcé di nga vacciné wu. ñaareel bi mooy ñu ne nag léegi c'est obligatoire ku vacciné wul sax dinañ la tëj kaso dinañ la condamné wala di nga fay ay amende loolu warul am Sénégal waruñu koo nangu d'ailleurs mënuñu ko ndax ku amul vaccin mënoo ko def kenn. ñaareel bi mooy comme vaccin bi lañ ci am dafa néew nañ ko jagleel dans un premier temps li ñuy wax les personnes vulnérables mooy mag ñi am 65 ans jëm kaw ñooñu nañ leen jagleel vaccin bi en priorité ñooñu pareeguloo leen vacciner nga ne léegi 18 ans yi ngay ciblé lan mooy c'est quoi le projet finalement ndax dégg ngeen ministre de la santé keroog bi mu demee di jëli vaccin Johnson & Johnson bi nee na affaire bi dañ koy ubbi aux 18 ans yow mag ñi vacciné gu leen te ñoom ñëpp wane nañ ni 99% taux de mortalité bi ci mag ñi la ñi mu mën a rey ci ndaw ñi li ci ëpp 99% yi mooy ñi nga xam ne dañoo amoon yeneen jàngoro yu métti lu mel ni diabète yooyu ñuy pikiiru wala obésité yu ëpp yi wala donc balaa ngay xool ndaw ñi da nga njëkk a vacciner mag ñi sécuriser leen parce que xale yi ils sont immunisés à 99% wala plus loolu xel war na ko mën a nangu. lii mooy yi nga xam ne lu ñuy yedd nit ñi la waaye di daaneel ci insister waat une fois insister ci ndaw ñi ngir yàlla nañu takk max yi nañu jël les mesures barrières parce que même suñu vacciner mag ñi ak ndaw ñi nga xam ne dañoo am facteur de comorbidité mooy dañu am yeneen jàngoro suñ leen ñàkkoon ba noppi te nit ñi ne jëluñu mesure barrière ba di dugalaat mbir mi ci kër yi même avec le vaccin mag ñi mun nañ ko jëlaat te ku ci amoon yeneen jàngoro mun na la faat kon nañu gën a góorgóorlu ci yooyu lii mooy li ñu bëggoon wax